maaleykum salaam Babacar. di nga yëngu ci yeneen sax waaye koom-koom moo gën a tax ñu invité la ndax mus nga jiite chambre de commerce bu Njaareem yàgg na waaye màggal gi moom mën na su la tàmbalee waxtaan taw waxeesul ci jafe-jafe yi ñi fi dëkk ak ñiy ñëw màggal si di jànkonteel rawat na ci wàllu ndox mi kilifa yaa ngi wax ni dana saafarawu loolu la ñuy dégg at mu jot waaye yow en tant que ko xam ni sa digganteeg Touba xëy na jarte dikkaat lu tax rek mëne su la saafara loolu ba faw Babacar maa ngi lay sant nga may ma comme dañu dëgmal bis bu màgg muy bisu Xaadimal Moustapha moo tax ngeen délocaliser seeni émission ak lépp ñëw Touba ma nuyu xalif général des Mourides siyaare ko ak njabootu Xaadimu Rasul ak taalibe yi waaye yéen itam ma sargal leen parce que yéen a ngi bàyyi seen jot ñëw di tas xibaar yi bu baax a baax pour àddina bi xam li xew Touba kon am ngeen njukkal ndax liggéeyu Sëriñ Touba dafa yaatu te lu jëf ji rëy bu ko nit ñi xamul dafay nekk lu doy waar moo tax ni ngeen di jottalee di wax li nga xam ne lii manqué na ak li nga xam ne yéen a ngi ko ci seenu lu am solo la kon maa ngi leen di sant di leen gërëm mais point bi nga xam ne laal nga ko te xam ne loolu yëpp mën naa ci wax ndax dama bokkoon ci conseil rural Touba Serigne Saliou dugal ma fi ma yoroon commission des finances ba pare nekk porte-parole communauté rurale yi ànd ak sëñ Matar Jaxate ci affaire adduction d'eau yi ñu liggéey ci lu bëree bëri mais li am mooy ndox mi jafe-jafe am na ci bu wér jafe-jafe bi nag duma ñëw di ko def analyse ndax diagnostic bi def nañ ko yàgg nañ ci waxtaan tey am na zone yoo xam ne tuyaux yi fi ne yaakaar naa ne tuuti laa leen màggee biñ ko defee ci suuf si ak léegi donc perte d'eau yi moom la ñu constaté ne moo bari lool mais tey jii production bi xam ne ci forage yi lay jógee li fi nekk ci forage doy na sëkk pour màndal waa Touba kon réseau bi laa yaakaar ne moo am jafe-jafe réseau boobu nag gouvernement bi daf ci war a taxawaay bu mat pour changer totalement réseau bi ndax dañ ni l'eau est source de vie boo bëggee set ndox la boo bëggee togg ndox la boo maree ndox la boo bëggee roser ndox la kon ndox mooy première priorité kon appel bi may lancé gouvernement bi comme ni ko président de la république waxee te yéeneem ci Touba ñépp xam nañ ne yéene bu rëy la bu ñu génnee màggal gi rek ñu taxaw ci xool nan la ñuy régler problème yooyu. waxoon nañ ko fi daaw li ngay wax ni waxee sonn na ko fi daaw géej moom kay doon waat boo sàggantul déwén fii la ñuy toggaat itam di ko wax. waaw nañ ñaan yàlla loolu bañ a demee noonu Babacar xam nga nit dafa war a am yaakaar bu rafet gannaaw président de la république am na yéene ci Touba ba pare am na conscience que it gouvernement bi moo war a toppatoo doomu aadama yi ndax dëkk la boo xam ne bii ci dëkk yi ëpp mbooloo ci Sénégal la bokk na ci 3 dëkk yi nga xam ne bu ñu ko doon seet wala 4 en matière de population moo ko ëppale kon ñi fi dëkk ay citoyens sénégalais lañu gouvernement bi dafa am lu ko war ci ñoom gouvernement bi def na naam lu bëree waaye ñi ngi seenu ba tey mu gën ñu jàppale ba yi nga xam ne ay jafe-jafe la te yu ñu mën a faj la ñu faj ko ànd ak nit ñoo xam ne am nañ ci volonté. ni ma ko waxee sànq da nga yëngu ci wàllu koom ndax jiite gi nga jiite chambre de commerce waaye koomuk région bi yépp chambre de commerce bu Diourbel nga jiite Diourbel moo ëmbaale Touba administrativement lu tax koom gi fii demeewul ni boo jëlee diwaan gi yépp Touba ci tane ndax xam nañ li tax fii la lépp nekk daanaka waaye lu tax Touba moom ñoddiwul yeneen dëkk yi ci loola est-ce que Touba ci boppam ab koomam ni mu waroon demee ci sa gis-gis demee na ni. waa man dama jàpp ne dëkk yépp bu ñu meloon ne Touba Sénégal développé parce que dëkk bi mu juddoo yàggul dëkk bi ñépp ñi fi ne ci jënd ak jaay daanikaam mooy seenu yëngu amul ay industrie amul géej amul dex kon ñii xëy dañuy xëy ci jënd ak jaay fii li ñu may chance dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne man nga leen jàppe ne dëkk la yoo xam ne yi
nit ñi gëm gi ñu gëm Sëñ Tuubaa moo tax ñuy daw di fi ñëw buñ fi ñëwee li nga xam ne soxla nañ leen ko pour seen bien-être dañ ko fi fekk moo tax tey jii opérateur économique yi nga xam ne ñoom ñoo fi ne ñuy wuti marchandise fenn fu ne ci àdduna bi. njënd ak njaay rek doyul. mooy centre d'affaires la. am na ci réew yéen homme d'affaires yi lu tax investir leen ci yeneen yaa ngi jàmbat ñàkkub usine fii ak yu ni mel lu tax boobaak léegi xalaatee su ci woon ngir sanc ko. yokk xëy meeg ñoom seen. manque volonté la. te loolu du tuubaare. Sénégal ngay poser question lu tax ñi nekk ci secteur privé xeexuñu ci côté boobu ndax am na ñu ci def tuuti mais boo ko seetee potentiel bi ñu am ci Sénégal liñ ci utiliser ci domaine boobu matul 1% matu ko ku ci ne da nga yaakaar ne mën nga demal sa bopp amuñu xalaat ci esprit entreprise esprit association communauté de biens loolu moo indi tardement bi loolu nag am na ay soubassement ndax boo seetee opérateur économique yi jëkk a boole seen alal pour dem ci ay société ak entreprise yu mag wala ay usines dañu échoué day am ku ñëw te tonni la fa nekkoon yóbbu ko ba kenn wóolootul sa bopp morom donc problème boobu la ñu war a régler ndax alal am na fi xaalis am na fi capacité pour mën a développer loolu nga wax esprit boobu am na waaye confiance moo amul kon il faut ñu restaurer la confiance pour ñu mën a jëm ci côté boobu. tey ji secteur privé bi muy homme d'affaires yi ngeen doon buñ doon tàmbalee xalaat sanc luy yokk koomu dëkk bi ci lañ leen war a gën a jublu ci jàmp ngir moo doon ngëneel ci dëkk bi. man dafa am ku ma naw muy Sa Majesté le roi Hassan II. Maroc li mu rawee réew yépp dañoo développer seen secteur privé mais roi bi dafa jël ci boppam wuti ay moyens pour développer le secteur agricole entreprise agricole yi ñoo tax Maroc mën a tenir li mu tenir loolu la rawee yeneen réew yi nga xam ne moom ñoom ñoo waroon a tolloo koom-koom Maroc vert boobu mu lancé woon def ci milliards yu dul jeex ba pare nag ñu surveiller ko waxuma ñu génnee xaalis bi joxe ko ba pare jox ko ñoo xam ne ñi xaalis bi seen poche lañ koy def ne dañuy def agriculture te defuñu agriculture am na fu mel ne Sénégal daf fii am xaalis boo xam ne dañ ko waroon destiner directement à l'agriculture génnee ko am ñeneen ñu capter xaalis booba te li gouvernement bi gisoon comme bëgg-bëggam programme bi mu amoon defuñu ko loolu dafay jafe ndax loolu malhonnêteté la ndax bu dee dañ la par exemple gouvernement dafa wut jiw bu rafet ni dafa bëgg nit ñi ji ko yow nga fexe ba jël jiw woow dem jaay ko war a lekk ko lor nga sa bopp lor nga réew mi donc problème yooyu donc lañ war a régler dañ ko war a régler ndax politique bu baax nga dessiné ko yomb na mais politique bi kan moo koy suivre ñan ñooy nekk ci gannaaw audit yan yéen lañ ci war a def ba xam ne xaalis bii nga xam ne indi nañ ko destination bi dem na. fu ci mel ni Njaareem gépp ak li wër Touba gii nu nekk nguur gi waroon na gën a kon buñ la déggee yokk ay jëfam rawat na ci wàllu xaalis ci lu ci mel ni mbay mi mënoon na gën a ñoŋ ndax boo xoolee Njaareem gépp région bi yëpp Diourbel xëy na Sonacos nga fiy tudd mu ci yëngu ci njëndum gerte ak ñoom seen te gis nañ problème yi ci faral di am yanj gamu yanjoon est-ce que wares naa wax ni kon nguur gi fi ne te Macky Sall jiite ko seenu taxawaay ci jëmale mbay mi kanam des na. non mënuma wax loolu li président Macky Sall def te ma xam ko ci ay milliards ci bay bi mu jëm ci ay intrants. xam nga jëndu jiwu ak engrais itam ba kañ. waaw mais Babacar il faut que ñu d'accord ndax ay fait laay wax président dafa am politique boo xam ne moom la indi bëgg agriculture bi nekk locomotive développement bi ak croissance bi mu wut jiw yu baax indi wut ay tracteur wut
ay semoins ay ou pour baykat yi di ko séddale dama ni loolu doy baax na mais doyul ma ne loolu bu amee li ci des mooy ñu surveiller ko man ONCAD laa nekkoon xamoon naa nu ñu doon def bu ñu joxee yu mel noonu dañ koy surveiller dafa amoon ay kuréel yoo xam ne dañ fi nekkoon service semencier di xool jiw wi SODEVA nekkoon fi ay groupe yoo xam ne yi technique yoo xam ne mbay mi xam nañ ko di accompagner baykat yi. yi nga fi tudd yépp ci jamono muy SODEVA ki ñoom seen ONCAD ak ci échec la mujjee itam. dëgg la parce que boobu sécheresse a ko tax mais du woon parce que liñ doon def baaxul dafa tase woon ak jamono bi ñu koy def ndox amul boo jiyee du ñor. le milieu des années 70. waaw xam nga loolu mooy problème bi tey nag yàlla def na avantage yi nga xam ne moom la affaire réchauffement climatique yi am ak dérèglement yi toujours ñi ngi ciy def ay conférence di ci ñàkk xaalis bu bëree bëri mais lu baax la ci benn côté bi ñu toogee tuuti tawul mais man dama ne ni man de tey bu doon tee man ñëpp ni ma gisee la ñuy gisee dañuy xaar rek ndax taw bi man xam naa ne dina ñëw cycle bi peut-être moo déplacé wu mais taw bi mënul bañ a ñëw gannaaw xam nañu loolu xam nga lan moo ci des. adapté wu. waaw kay adapté wu moo ci des baat bi nga tudd loolu la dañu war a fexe ba adapté wu ndax gouvernement bi mi ngi defi effort. léegi mënees naa jàpp Sénégal ne nawet bi daanaka mois d'août lay tàmbali. mën nañ ko jàpp. mën nañu jàpp ne day dem ba fin octobre. léegi presque loolu boo ko seetee contrôler at yu mujj yi rek xam ne loolu lu am la. mais fii nit ñi bëgg nañ bay ci njaaram gi ak Touba gi sëriñ si sax ñu ku ne xam na leen nag mbay daanaka ñoom ñëpp am na ñuy tool kon am na lu des xëy na buñ ko état defoon. mooy président de la république taxaw ci muy contrôler effort yi muy def di ko def ci mbay mi ba destinataires yi di ci jot mooy jiw bu amee nañ ko jox les vrais baykat bu ay tracteur amee nañ ko jox ay vrais baykat buñ ko jox koo xam dafa lijjanti te du baykat jaay tracteur bi comme ni ñenn ñi di def wala jël ay ou parce que yomb na subventionné nañ ko jaay ko kon problème bi wala jëlub engrais amoo tool boo ko sotti nga jaay ko lii problème bi mooy nañu seet les vrais destinataires ñu yónnee leen jiw woowu buñ ko defee dana jëm kanam dina baax loolu nag il faut que gouvernement bi am courage yu jàkkaarloog ñi nga xam ne vraiment seen tool mi ngi Café de Rome am na ay tool yu nekk Café de Rome buñ jëlee jiw bi dañ koy jaay dem toogee ko Café de Rome wala jël tracteur yi jaay ko amuñu tool ñooñu nañu régler problème boobu def naa loolu yéen ci ngeen war a def sensibilisation parce que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts tey organisation internationale yi ñi ngi ci jàppale gouvernement bi mais manque de suivi moo am de la part du gouvernement pour xam li muy joxe fan lay dugg man noonu laa ko gisee. duñu ne fii ci dëkk bi ci màggalu ren gi te waxeesul politique ndax la xewoon Masalikul Jinaan Serigne Mountakha Bachir xalif général des Mourides mi fexe woon ba Laay Wàdd ak Macky Sall joxonte loxo gannaaw juróom-ñaari at yu ñu dul tuddante bokk ci li ñu yëg ba Laay Wàdd sax sol dàllam samedi seeti ko ca palais présidentiel loolu yëpp ci Masalikul Jinaan la xewee rogalaat ba ci màggal gi ngeen di jubóog Ablaye Wade Ousmane Sonko taxaw fee na yéen a ngi koy sàkkal pexe ngir dugal ko kaso maanaam mbiru ëf di matt daal ngeen di doxalee yéen. man daal damay sant yàlla ndax yàlla daf ma fekk ci sama bëgg gi mooy président Ablaye Wade di sunu baay di sunu maître ñu àndoon ak moom réeroo ak moom tàqalikoo ak moom mu ñàkk nguur gi mu ñëw sunu loxo. yàlla dogal nu déggooyaat ba mën a toog mën a waxtaan ndax kenn ku ci ne ci ñun am na lu la président Ablaye Wade ci teraanga kon sunu diggante tàqalikoo rek continuer noonu man mënuma koo bokk ci ñi ko rafetlu kon bi nu sëriñ bi dimbalee xam ne yombul woon te ñun ñu ci bëree bëri bëggoon nañ ko ba yombalal ñu ko dama bëgg képp ku dib jullit képp koo xam ne lu baax ñor na la nga ñaan yàlla bu ci cat am place ci diggante boobu ba ñoom bàyyi ak doom ñu retrouver wu politique bi nag mën nañu bañ a ànd sax ba léegi
mën nañu bañ a bokk position ak opinion waaye réew mi gannaaw ñoo ko bokk war nañ ci mën a bokk discuter war nañu mën a seet li gën ci réew mi pour ndaw yi mën ko jël ku mel ne man ndegam man maa am 65 ans jël sama responsabilité ne dootuma xëccoo ndomba tànk boo xam ne dañ koy joxe national dootuma ko xëccoo du doon député bu sama mandat jeexee dootuma présenté wu bëgguma nekk président de la république kon damay wut ci ñi ma gën a ndaw ma jàppale leen ku ma yaakaar ne xelam rafet na jëfam rafet na te ku ko jox réew mi du suuxal réew mi kon li ma bëggoon moom yàlla def na ko mooy ñoom ñu juboo ànd président Macky Sall it maa ngi koy ñaanal ndax mi ngi ci deuxième mandat nag ku ci li nga ni dootoo yootoo nekk député ak pal moom ba doo ci dellu ginnaawa déedéet li ma wax dama ni mandat bii ma yor bu député ci lay mujj a présenté wu ndax 4 législature laa def 4 doy na wax naa ko 4 législature retraite parlementaire 65 ans bu sama mandat di jeex 67 ans. est-ce que wareesul ni ñu limité mandat yeneen def ko ci député yi dañ koo war a def ci député ak maire ak lépp dama ni wax naa ak suma benn mag Doudou Wade ñuy waxtaan ma ne ko Doudou dañu war a dem nag jéggi di wax naan président 70 ak 72 ans dañoo war ni mandat électif ku amati 70 ans wala 74 ans wala 75 ans dootoo nekk lenn doo nekk maire doo nekk président assemblée doo yor institution doo nekk président de la république dafa jot ndax nit ki bu dee toog na mi ngi liggéey di liggéey ci dara di liggéey ba war a sonn war na bàyyi ay doomam ak ki jarbaatam ñu wootu ko. sànq tontu woo ci li ngeen jubóog lay Wade di xiiroog Ousmane Sonko loolu safaan googu ci ñaari situation yooyu. xam nga day am koo xam ne bu ma sañoon moom du ma ci wax. duma ci wax loolu laa décidé woon duma wax ci waxam ndax dama bëgg nit ki buy wax mu respecter Sénégalais yi dafa am solo ndax koo xam ne yow mënoo ni def naa dara Sénégal yaa ko tudd ki nga tudd na wax fan la jaar lu mu def ban liggéey la liggéey réussite ban la am lu mu def nanu ko wax nit ku toog nag dëggu Sénégal juddoo fi jàng fi ba toll ci at yoo xam ne nee nga war ngaa mën a yorum réew te mësoo liggéey fenn foo mën ni def naa fa dara muy ab réussite kooku bu la neexee nga toog nag di tuumaal. loolu terewul ku bëgg a jël kàddu wax sa xalaat tam nga. libre de mooy li ma la wax mais li am solo mooy ñun dofuñu sunu carte xam nañ kuñ koy may ku ñuy àndal xam nañ ko. man ku ma tanewul doo ma jiite gumba man may njàccaar nga nekk sama kanam ni ma kaay ma dina boo man ànd ak yow ñu bokk dugg ci mpax te du ma ko nangu. Moustapha Cissé Lo jërëjëf président conseil président chambre de commerce bu Njaareem di la gërëm ci waxtaan bi foogoon nañ ni sax ña nga xarañ loo moo la gënal RFM matin waaye ginnaaw ñëw nga jërëjëf Aliou Ba ci machine bi jàngeen jëf mbokk yi.